asalaamaaleykum mbokk yi comme niñ koy faral di defee saa su ne ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak sa sant daal di nuyu rek suñu mbokk internet yi tey jii nag ñu ngi ci groupe cet environnement média la voix de la nature informer c'est partager le savoir waaye nag ñu ngi ci seen émission matinale vert nag ku ko dégg rek xam ne mooy émission bi nga xam ne moo leen di gunge saa su ne tey jii nag ci altine bi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre atum 2019 ñu daal di ñëw rek ci programme bi nekk présentation météo daal di présenté nag brève yi di ci ànd ak Ngone Dar waaye rubrique bien-être di ci ànd ak Fala rubrique aada ak cosaan di ci ànd ak Nogay Dieye waaye ñuy fàtte benn yoon rubrique rek sport di ci ànd ak Djibi Diop ñu daal di koy jeexalee nag ak revue de presse di ci ànd ak Dame Ndiaye sans plus tarder nag dañuy daal di suubu rek ci li nga xamante ne moom mooy présentation météo. koy dooree nag ci Ndakaaru dinañu nekk nag ci 29 degré Celsius ci suba si ci ngoon si nag mu daal di nekk ci 26 degré ci Saint-Louis nag dina am 36 degré ci ngoon si nag daal di am 24 degré Tambacounda dina am ci suba si 36 degré ci ngoon si nag mu daal di am 20 degré Kaolack dina am 35 degré ci suba si ci ngoon si nag mu daal di am lii di 18 degré Diourbel nag dina am 36 degré ci suba si ci ngoon si nag mu daal di nekk ci 19 degré Kolda nag daal di nekk ci 33 degré ci ngoon si nag mu daal di nekk 24 degré Cap Skirring dina nekk ci 30 degré ci suba si ci ngoon si nag mu daal di nekk ci 27 degré Ziguinchor daal di nekk ci 34 degré ci suba si ci ngoon si nag mu daal di nekk ci 25 degré Matam daal di nekk ci 37 degré ci suba si ci ngoon si nag daal di nekk ci 22 degré waaye nag Kédougou foofu la ñuy wutali dina nekk ci 33 degré ci suba si ci ngoon si nag mu daal di nekk ci 23 degré ñu daal di dem rek ba Linguère foofu nag dina nekk 37 degré ci suba si ci ngoon si nag mu daal di nekk ci 20 degré Podor naka la ñu koy jeexalee foofu dina nekk ci 38 degré ci suba si ci ngoon si nag mu daal di nekk ci 24 degré pour suñu mool yi nga xamante ne ñoom ñooy dem géej lever du soleil bi dina nekk ci Ndakaaru 7h04 daal di tëdd nag ci 18h43 marée basse bi nag dina nekk 2h29 daal di dem rek ba 14h53 marée haute bi nag dina nekk ci 8h44 waaye it daal di dem ba 21h10 ciel partiellement nuageux dinañu am vent 22 km/h température 28 degrés Celsius maximale 34 degrés minimale 28 degrés humidité nag daal di nekk ci 36% visibilité daal di nekk 15 kilomètres sunu mbokk yi nag loolu la ñuy indiloon ci xibaaru météo dañuy daal di ànd rek ak Ngone Dar daal di tam rek xool lan moo fës ci li nga xam ne moom mooy actualité Ngone bi ginnaaw rek bi ma la nuyoo tey nag lan moo gën a fës ci xibaar yi. fay naa la soxna Ndeye Kumba li gën a fës ci tënku xibaar yi ci kàllaamay Kocc dañ koy dooreek bus rapide transit di BRT bi nga xam ne rek fas yéene nañoo amal lancement officiel bi tey jii ca Géejawaay janook préfecture bi lu ni mel nag ki koy amal rek moo di njiital réew bu Sénégal di Macky Sall ñuy xam ne ni rek yilay bis nag bus daañu daw diggante Géejawaay jàpp ville bu Ndakaaru ginnaaw bi ñu xaymaa koppar yi nga xam ne rek daañu ko def ci yile projet nag toll na ci ñetti téeméeri milliards ci sunuy koppar ñuy xam ne ni yile BRT daañu am lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti bus yoo xamante ne rek daañu mën a yóbbu ba lu toll ci 300 000 voyageurs par bés. gannaaw gi dañuy waxtaanee lu soxal laaj bi sampu jëm ci naka la ñuy def rek bu mën a dépolluer baie bu Hann loolee nag moo nekkoon liñ doon waxtaanee ci fukk ak ñeenteelu édition bu festival 2019 ndaje bu ni mel
mel nag mbëbëtam bokk na ci di naka la ñu mën a def rek ba yokku xam-xamu ñi di ndongo yi jëm ci wàllub environnement. projet bi nga xam ne nag ñi ko daal di initier rek moo di les frères Guissé amaloon nañ ko ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre foofu lay ci parc bu Hann. ginnaaw gi nag dañuy waxtaanee rek ki nga xam ni moo di Abdou Ellen King Diatta bokk ci mouvement MFDC ñuy xam ne ni nag daal di nañ ko faat démb ci suba ginnaaw cérémonie traditionnelle buñ doon amal ci Molombe te mu teewee woon fa. ñuy xamle ni bi juróom-ñeenti waxtu ci suba jotee nag dafa ay samba boy rek daal di wàcc nag commencé tirer seeni bal ba faat ko moom ak ay ñoñam ginnaaw bi ñu xaymaa ñi ñàkk seen bakkan ci bile attaque toll na rek ci juróom ci ay doomi aadama. ñu jeex xibaaru tàggat yaram suñu gaynde yu ndaw yi nag ginnaaw bi nga xamee ni ñu ngi doon janook waa États-Unis démb ci coupe du monde U17 Brésil 2019 daal di nañu dóor waa États-Unis ñeenti bal ci dara. Sénégal nag ginnaaw bi nga xamee ni rek dugg na ci bile compétition ak xarañte fas yéene na janook Pays-Bas loolee bu juróom-benni bu fanweeri fan ci weeru octobre jotee soxna Ndeye Coumba li moo fi ruusoon ci tënku xibaar yi. ba tax na rek foofee tamit daal di nga fay dem ca fee nga xamante ne moom mooy parc bu Hann ñoom frère Guissé rek daal di fay amaloon ab ndaje ngir rek waxtaane li nga xamante ne moom mooy dépollution baie de Hann. foofee nag ngoone dinaa la fa taxawloo tuuti laaj la ab lenn loo xamante ne rek moo fa xewoon comme yow mi nga xamante ne yow yaa fa teewoon lan nga fa ràññee. Ndeye Coumba amaloon nañ fa ay manifestation yu wute ay autorité it teewoon fa ngir waxtaanee laaj bi sampu jëm ci naka la ñuy def rek ba mën a dépolluer baie bu Hann. bokkoon na ci tamit ay sketch yuñ doon amal ngir mën a ñaax élèves yi nga xamante ni teewoon nañu foofu ñu am ab aperçu jëm ci wàllum environnement ak it ay yenn ci ay programme yu mel ni que ay festival le lendemain ak kii di Nogay di nuyu ñi nga xamante ne ñooy fi tax a toog mooy ñi nga xamante ne ñoo safoo G7 la voix de la nature informer c'est partager le savoir rawatina émission bii di Matina Vert ak seen rubrique bi bu mag bi di bien-être. waaw tey Fala bien-être lan nga ñu indi. waaw Soxna Ndeye Coumba tey nag li ma indi si bien-être daan naa indi lu am solo mais tey jii de seeraw parce que li ma indi tey mooy comment faire pour grossir très rapidement mooy naka ngay def ba am yaram xam naa dina soxal Nogay mais kii di Ndeye Coumba moom xam naa ne moom du ko soxal benn yoon ndax Ndeye Coumba moom j'espère que dafa bëgg a wàññeeku. waa Soxna Ndeye Coumba nekk na li nga xamante ne nit ñi sonn na ci trop. parce que soo xoolee Sénégal dana yor benn état d'esprit bi ku si nekk soo xawee jeex tuuti sax danga naan man mii kat fan yii dama jeex wala dama nangam te or que demeewul noonu question bi mu bëgg a posé Ndeye Coumba mooy kan moo war a jël poids ak kan moo xamante ne warul jël poids. balaa ngay bëgg a jël poids wala ngay def loo xamante ne dalay may yaram sa état santé si boppam nga war a xool ba pare parce que Ndeye Coumba nit ki nga xamante ne dafa feebar moom. peut-être santé muy ko muy jël poids mooy feebar yi may dikk mooy ñi amee maladie cardiovasculaire mooy ñi nga xamante ne dañoo amee li mel ni hypertension artérielle ak li nga xamante ne mooy ay drépanocytose ak ñi nga xamante ne dañoo amee diabète ñooñu nekk nañ ñoo xamante ne waruñoo jël poids lépp loo xamante ne am nañ ko ci yaram day mën a maîtriser seen poids. beneen bi si topp Soxna Ndeye Coumba ñu si bëri dañ naan dama bëgg am yaram yow mënoo sa ñaari parents yi tamit sa yaay ak sa papa Soxna Ndeye Coumba parce que yow sa yaay su fekkee dafa nekk nit ku tuuti sa papa tamit nekk nit ku tuuti yow soo juddoo tuuti kon loolu c'est normal kon waroo def loo xamante ne di nga jël poids daf lay sonal. beneen bi si topp mooy ñi nga xamante ne Ndeye Coumba seeni nelaw mooy yow su fekkee yow yaa ngi nelaw heure bi nga war a nelaw yaa ngi koy nelaw yaa ngi lekk ba suur yaa ngi naan ba màndi yow su fekkee tamit sa ñaari parents yëpp am nañu yaram yow nga juddu tuuti te yaa ngi nelaw yaa ngi lekk yaa ngi naan amoo comme feebar yi ma lim maladie cardiovasculaire kon yow c'est normal nga jël poids
beneen bi si topp mooy ñi nga xamante ne dañoo amee diabète parce que ñëpp xam na ni diabète nekk na feebar boo xamante ne ak lekk yi ngay lekk ak sa régime alimentaire yi yooyu mënu laa may tamit nga jël poids parce que suukar diabète bi ñu si bëri nee na am na si boo xamante ne boobu tamit soo koy même su fekkee am nga yaram boobu nga fay régime parce que am na yenn feebar yoo xamante ne mënoo am yaram da ngay appart da ngay sonn kon mu nekk loo xamante ni ñu si bëri war na see bàyyi xel Ndeye Comba beneen bi si topp Ndeye Comba mooy ñi nga xamante ne tamit yaa ngi lekk mais xooloo tamit lekk yi nga war a lekk parce que ñëpp xam na ni ak yaram dafa war a am lekk yoo xamante ne war nga koo mettu am lekk yoo xamante ne Ndeye Comba war nga di ko lekk pour su fekkee da nga bëgg jël poids beneen bi si topp mooy pomme de terre bi pomme de terre nekk na lekk boo xamante ne dina la mën a dimbali si su fekkee da nga bëgg am yaram jël poids ak pat bi xam naa Ndeye Comba yow si nekk da ngaa bëgg pat sax ku si waaw bi si mel ni spaghetti ak macaroni mais tamit soxna Falla tey dama la dog dama lay dog tuuti parce que tamit man mënuma comprendre nit yàlla def la ni mu la def peut-être nga ne yow da nga bëgg am yaram. mais comme ni ma ko expliqué nii Ndeye Comba su fekkee sa ñaari parents yëpp ay nitu yaram daal yow yaa ngi lekk ba suur yaa ngi naan ba maar ak nelaw yaa ngi nelaw su fekkee tamit jëloo poids yoon la tamit nga dem xooli hôpital nga xooli médecin nga posé les questions bi. mais tamit bëgg am yaram ba tax na ngay dem te yow xamoo sa santé ndax may na la ko. ak léegi feebar yi ni mu bari. bañ nañ ko dañ naan bu ñu lekk lii ndax pour wàññi poids bi. ak tamit di def sport nit kooku naka la mën a xoolee mu ne moom dafa bëgg am yaram. mais soo leen Ndeye Comba comme ni nga ko waxee nii yow nga nekk jeeg tamit di sëy nga nekk jeeg nga am doom parce que am na ñu xamante ne su ñu amee doom dañu ubbeeku c'est normal. ngay lekk ba suur di naan nga màndi am na si ñoo xamante ne tamit dañoo am yaram jékki-jékki maigrir jeex war nañoo xool lan moo tax man dama amul yaram instant yi maa ngi lekk maa ngi naan maa ngi nelaw bu baax nga jékki-jékki jeex yoon na nga dem xooli hôpital parce que am na yenn feebar yoo xamante ne pour suy manifester mën na bañ a manifester métit mais dangay jeex ba pare ba ñuy ne yow dangaa jeex lu xew nga soog a xam ne am na feebar bu nekk sa yaram. mais loolu cela ne veut pas dire que ne tey jii dama war a am yaram par force. comme li may war a jël ay pomme de terre lekk ay comme li may waxee nii mais soxna Ndeye Comba am na ñoo xamante ne lu ñu choisir mais am na ñoo xamante ne dañuy naan ay comprimés yoo xam ne daf leen di may yaram te loolu daf lay indi ay gàllankoor façon bu ne ngay gis am na par say si internet bi da ngay gis ñu publier am na benn poudre nangam comme poudre Semicret am na benn poudre nangam poudre bi soo ko utiliser wala ngay am yaram am na ay produits yi nga xamante ne dañuy jël ay produits di ko diw seeni partie intime yi pour mu grossir très rapidement mu indi leen ay effets secondaires mu doon loo xamante ne dafa doy waar dafay indi ay gàllankoor yoo xamante ne yow mu commencement bi mënoo xam na commencement bi dina rafet mais après ngay comprendre après sa wér-gu-yaram du la ko may te dina la indi ay gàllankoor yoo xamante ne doo wax moo tax tey soxna Ndeye Comba temps bi duñu xaar moo tax mais indi leen ay astuces yi nga xamante ne mën nga koo def pour nga mën a grossir très rapidement te sans effet secondaire avant tout damay wax pour stresser parce que sooy xalaat tellement ngay xalaat di stressé loolu mën na la indi nga perte poids ak insomnie mooy su fekkee yow doo nelaw tamit doo nelaw mën na la indi lii di perte poids ak beneen bi si topp mooy su fekkee tamit doo noppalu ko soxna Ndeye Comba chaque jour ngay dem di va-et-vient di dox si naaj bu tàng bi ak yooyu tamit mën na def tamit da ngay perte poids il faut ngay reposer wu di noppalu ko il faut tamit ngay lekk ay lekk yu nga xamante ne dafa am ay ferñeent am ay ngëneel yu si mel ni pomme de terre banane bi ak chocolat bi tamit ak glace crème glace yi seen ndek ma fan yu bari na fi. man damay la dama koy glace daf lay ëff. man glace bi te du la indi benn effet secondaire glace yi tamit beneen bi si topp mooy lii bi ak lait meew il faut ngay naan meew bu baax ak fromage ngay lekk fromage bu baax ak tamit fruits ak légumes nga koy lekk bu baax a baax dina la dimbali bu baax a baax
ba pare ngay noppaliku di dalal sa xel di stress non seulement stress dina perte sa poids mais tamit stress dina nekk loo xamante tamit mën na indi ay feebar ak ay gàllankoor beneen bi si topp sa Ndeye Coumba dama indi astuce bi mooy beneen bi nga wàññi feebar nga wàññi stress yi beneen bi si topp ak tux bi tamit suñu mbokku góor ñi ñoom tamit da ngay gis ko am yaram mais tux bi dalay ñiisaan ba yow da ngay jeex tàq tux tamit nga mën ko éviter te lay indi loo xamante ne ay gàllankoor lay indi mais non seulement tamit day wàññi sa poids beneen bi si topp comme ni ma ko waxee sànq rek ngay lekk ay fruits mais sans dépense yu fruits yi am na fruits yoo xamante comme pomme ak avocat ak ay citron ak ay clémentine yooyu da lay maigrir ak nen baxal bi yooyu da lay maigrir tamit soxna Ndeye Coumba ngay def tamit ay soupe de légumes yoo xamante ne du am diwlin du am graisse da ngay jël say légumes rek nga raxas ko ba mu set def si sa tuuti poivre def si sa xorom tuuti bu mu am ay citron yu forox yi nga koy lekk teg si tamit guddi gi tamit su fekkee dangay lekk rek tëdd yow nit ki nga xamante ne da nga bëgg a am yaram bëgg nga sa yaram ñëw naturellement du doon loo xamante ne dangay naan ay doom la ay dara guddi gi soo lekkee ba suur bul teel a tëdd reposé wul mais lekk rek tëdd baaxul dina la may yaram mais yaram bu mu lay may du doon yaram bu naturel su fekkee tamit am ngeen ay question yooyu ma bëgg a posé ma répondre leen tey daal ñu laay xale jigéen ñi moom taamu nañu cere ak meew bi ko ci. waaw cere mi ak fonde bi tamit ak laax sama Ndeye Coumba Magoog doy na waar kon nag soxna Falla dañuy daal di yem foofu ba beneen yoon lan ngay tàggatoo. waa li may tàggu mbégte ak contentement di bokk ak yéen plateau bi namoon naa waa G7 namoon naa ñoom nogay rawate ñi nga xamante ne ñoo fi taxaw toog ñi nga xamante ne suñu topp make-up ak suñu bët yu baax ñoom ñoo ko waral mooy ñi nga xamante ne ñoo safoo G7 la voix de la nature informer c'est partager le savoir mbégte lay doon di leen wax ba chaque lundi incha allah ma indi bien-être suba incha allah ma indi rubrique société. macha allah mu ngi noonu kon naka dañuy daal di tourné rek ci ki nga xamante ne moom mooy Nogay Dieye Nogay maa ngi lay nuyu. waaw soxna Ndeye Coumba maa ngi lay fay bu baax. soxna Nogay tey jii nag aada ak cosaan lan nga ñu indi. waaw Ndeye Coumba aada ak cosaan li ma ci indi tey bëri na waaye balaa boobu damay nuyu ñi nga xamante ne ni ñoom laa fekk ci plateau bi muy Falla ak Djibi di nuyu ñi nga xamante ne ni tamit ñooñu fi tax a toog muy ñi nga xamante ne ñoo safoo G7 environnement di ñu déglu saa su nekk te duñ ci tayal benn yoon. muy mel ne Ndeye Coumba tey li ma indi ci aada ak cosaan mooy li nga xamante ne nii mooy ene olof di ko wax fuddan ñu xam ne fuddan dafa bokk ci garab yi nga xamante ne nii dafa baax dafa am ay bienfaits yu bëri te nit ñi dañ koy négliger parce que Ndeye Coumba boo xoolee bu baax fuddan doon na garab goo xam ne du fekkee ne du garab goo xam ne nii dafa raar dafa doon garab goo xam ne ci sous-région bi yu bëri dafay tax te nit ñi dañ koy négliger te ñoom maam dañ koo téyewoon bu baax ndax dafa am ay ngëneel ndax boo gisee Ndeye Coumba léegi Sénégal gis naa sax ñuy sànni xale jigéen ñi ay xeer naan ay pose xef ay pose ongle affaire yooyu noonu alors que fuddan bi ñoom maam dañ ko doon jël pour yi nga xamante ne nii dañ koy def seen beauté bi gën a yokku ñi nga xamante ne nii dañ koy def seen beauté bi gën a yokku te duñ ci am benn effet secondaire duñ ci am dara loo xamante ne nii da leen gàllankoor après muy fuddan bi dañ ko doon jël ñoom maam Ndeye Coumba weer ko ba mu wow buñ ko weeree ba mu wow ñu dëbb ko def ko poudre buñ ko defee poudre dañuy baxal li nga xamante ne nii mooy tee bi jël sucre jël vinaigre boole ko moom loolu boo ko defee Ndeye Coumba day tax boo ko defee sa wey day gaaw a jàpp te en plus du gaaw a deñ moo ëpp mucc li nga xamante ni xale jigéen ñi moom la ñuy def seen wey léegi muy mel ne day yëy wey ak genre yooyu noonu loolu baaxul moo tax dama ne la aada ak cosaan dafa am solo may wax ne fuddan bi ñëpp ko moom maam ñëpp la ko fi bàyyi waaye am na ñoo xamante ne nii dañ cee gën a ràññeewu muy ñi nga xamante ne ñooy soose yi ak tukulóor yi ndax soose yi ak tukulóor yi ñoom suñuy céetal wala bu nga xamante ne nii dañuy takk wala ngénte ñoom dañ koy faral di def ndax loolu day bokk si ñoom loo xamante ne nii beauté la ba pare te encore da leen ni aar bu ñuy dugg seen néegu sëy loolu da leen ni aar
ci saytaane te en plus bu ñu ko defee loolu beauté la dañ ciy def ay dessins yu rafet Ndeye Coumba di ko def ci seeni xew bu ma jógee ci loolu ñoom maam dañ ko doon def Ndeye Coumba ci seen karaw léegi gis naa xale jigéen yi di def li nga xamante ne nii mooy teint nga daal di nekk lu am solo waaye it lu yéeme daal di am rek rubrique aada ak cosaan ànd ci ak Nogay Dieye moom nag tey daal di nañu indil fuddal ak ngëneel yi waaye it ànd nañu ak Djibi Diop ci rubrique sport moom nag daal nañu indil actualité li nga xamante ni moom mooy U17 naka la ñu joué démb ak rek Paris Saint-Germain ak Marseille ñoom it daal di nañuy def ñoom it lu am solo di jeexalee ko rek lii di revue de presse ki ñu ko defaral rek di Dame Ndiaye mu nekkoon rek seen émission matinale vert ñu koy amal saa su ne doon ci ànd nag ak ki nga xamante ne moom mooy Mouhamed ñu gën koo xam ci waradu waaye du ñu fàtte benn yoon ki nga xam ne moom mooy Dacosta mi nga xamante ne moom tamit jàpp na ci bu baax a baax ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen matinale vert.